Dieng Sarr muy ko xam ne jaar-jaaram bari na te ute mi ngi juddu Thiès màgge fa njëkk jàng alxuraan ba mu amee juróom ñaari at la ko papam dugal école française ba mu amee certificat la viré dem defi arab ba mu amee certificat ak BFEM arabe la ñëw Dakar di jànge école Amadou Mbaye Ba ex Tafsir Amadou Ba fa la defee deuxième cycle secondaire am ba mu amee bac def na 2 ans université Cheikh Anta Diop de Dakar mu jóge fa nag def dactylographie am diplôme am def informatique am diplôme am foofu la jóge nag ñëw dellu siwaat ci école boo xam ne fa la doon jàngi di fa jàngale ba ci yàgg mu nekk secrétaire de direction de la direction générale de la Fédération des associations islamiques du Sénégal nekk fa itam surveillante 2008 ba 2012 mu créé benn daara di fa jàngal ay jigéen yoo xam ne ëpp nañu une centaine âgés entre 40, 50, 60 et 65 ans 2012 ba léegi jigéen ñooñu dañuy tari alxuraan ci 2019 bi lañuy am 9e édition Aminata Dieng Sarr boobu moo nekk suñu invité ci seen émission njëriñu askan wi dans senalune.com. salaamaaleykum mbokk internet Sen Alune TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm ci suñu biir émission njëriñu askan wi tey nag Zeyda Aminata Dieng bu Comico 4 mooy suñu invité di ko nuyu di ko dalal jàmm ci suñu biir plateau di ko ñaan mu nuyonteeg mbokk internet yi ñuy seetaan. macha allah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بوكي انترنتي في سين سيت senalune.com ñu ngi leen di wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dotti jàmm ak yërmande ak barke borom bi subhanahu wa taala ci jullit yëpp ak fu jullit mën a ne ci kaw suuf di leen nuyu di leen ziyaara waaye di leen ndokkeel ci weeru rajab bi nga xam ni moo teru barki démb di ñaan yàlla ñëw na ci jàmm na ànd ak ñun ak jàmm buy deñ yàlla nañu bàyyi ci jàmm ñu fekke ko at yu bare bare amiin amiin Zeyda Aminata Dieng tey yow lañ dalaloon ci suñu biir plateau di la laaj suñu laaj bu njëkk rek lan mooy jigéen. macha allah asu laaj nga laaj bu am solo jigéen mooy partenaire u góor amul benn société booy dem fekk góor kese di fa dund wala jigéen kese di fa dund yàlla moo bind doomu aadama nekk ko maa la def sama kuutaay ci kaw suuf ci biir doomu aadama boobu jigéen ci la bokk jigéen boobu nag mooy mottali góor jigéen boobu nag moom la yàlla bind fonk ko wàcce ko wàccuwaay bu tedd bu sell muy doomu aadama boo xam ni moom la yàlla fonk jox ko benn laboratoire boo xam ni foofu la bindee nit kon ku baax moo la jur kon ku sofaanoo moo la jur yonent yi moo leen jur awliya yi moo leen jur saalixiina yi taabiina yi kon ku baax rek kooku jigéen moo la jur su baaxee lépp baax su bonee lépp bon koo koy jigéen ak bu njëkk ba dañ doon rey ay jigéen l'islam ñëw dindi loolu nag bëggoon naa nga laal foofu tuuti waaw foofu mooy fi l'islam jële jigéen asu
xam nga la civilisation islamique c'est une civilisation très noble très riche. Pourquoi? Parce que yeneen civilisation yi fi l'islam fekkoon lu mel ni civilisation indienne romaine arabe et cetera dañu doyadeeloon jigéen bu dee boo demoon ci arabul jahiliya bu jigéen mësaana juddu boo amee doom am doom bu jigéen da ngay ne man gàcce la ci man may yëgle ni doom bu jigéen laa am da ngay gas ba mu xóot nga suul parce que da nga naan gàcce la ci yow. loolu la alquran di wax ne yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab day wër day nëbbatu di ruslu parce que danaan man gàcce la ci man ñu yëg ni am naa doom bu jigéen. boo demee ci Inde ba tey jii bu jigéen mësaana juddu dañ koy lakk loolu moom ñoom ba tey bàyyiwuñ ko dañuy lakk seeni néew mais jigéen plus particulier jigéen bu njëkkoon daawul doonu dañ koy doon. mais bi l'islam yooyu nag ne arrêté sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla yebal ci ñun muy ku tedd di xam teraanga yàlla ne ko boo demee nga teralal ma jëmm ji nga xam ni ku baax moo ko jur muy léegi jigéen kenn dootu ko donnati day donn jigéen lu mu liggéey suba ba ngoon moo ko moomal boppam waaye jigéen boobu nag am na droit ci tànn kan lay sëyal ku baax ku mu bëgg sëyeg moom kon jigéen boobu bu dundatee bu juddoo kenn dootu ko rayati dañ koy bàyyi muy dund mu am droit ci société bi am droit wu dund am droit wu li jëm ci ay mbiram comme ni ko góor ki amee kon l'islam boobu mooy civilisation bi ñu teral ñu asu wàcce ñu wàccuwaay bu dal boobu bu teey boobu te neex. ñu ciy sant yàlla bu baax. macha allah macha allah ñu nekk 8 mars. buñ ne ñu nekk ci le mois de mars. buñ ne mois de mars xel yëpp dem ci 8 mars. buñ ne 8 mars xel yëpp dem ci jigéen ñi. ma lay laaj taxawaayu jigéen ci bés boobu lan la war a doon. waaw asu man xam naa ni xëy na ñoom seen i xër wala boog bëgg tudd moo tax ñu ñuy tuddee benn fan waaye ñun ñoo mag benn fan ñoo ëpp benn fan. d'abord damay ñëw ci historique gu 8 mars lan moo ko waral ay ouvrières lañu yoo xam ni ñoo doon liggéey ci benn usine en Amérique ñu jékki ba ci yàgg ñu ne dañuy marche lan la ñuy réclamer dañuy réclamer droit de vote ñu ne dañuy réclamer droit de parité mais aussi dañuy réclamer ni nga xam ne noonu lañ leen war a téye jàppee leen ko fonkee leen ni ñu fonkee góor ñi ñoom foofu la ñu egg foofu la ñu bëgg a egg ñu marche bi ñu marché nag ñu jël bés boobu ñu ne kon bii mooy 8 mars ñu koy jagleel jigéen ñu commencé ba 1910 benn socialiste femme socialiste bu nekk en Allemagne Clara Zetkin moo njëkk a fêté premier 8 mars en tant que femme. ñu dem ba 1977 Nations Unies daal di officialiser journée bi mu ngi nekk 81 journée ci biir 81 journée bi journée mondiale de la femme bokk ci. mais man ak question bi may posé jigéen ñi mooy est-ce que ñun mérito nañu benn fan rek wala les 365 jours la ñu moom wala les 2 jours yi la ñu moom man damay tontu à leur place dama naan ñun ñoo mag benn fan. fi ñu l'islam jëlee ak fi ñu indi ak li ñu représenté ci société bi ak li ñu mën a jural société bi ñun ñoo mag 8 mars mais tam nag buñ doon réclamer leneen la ñuy réclamer ci société bi mais pas du viol nu mu tuddati sax parité mais pas droit de vote mais dañuy réclamer ni ñun fi ñu l'islam teral ak li ñu l'islam defal li ñu war mooy ñu ànd topp suñu jëkkër yi topp góor ñi wan ni mënuñoo yem ak ñoom ilaa yawmi diin waaye ku ne ak sa jagle ak lu la yàlla defal. foofu rek lay daal di dooree daal di lay laaj sama ñetteelu laaj ndax jigéen mën na dem ba tolloo ak góor ci wàllu àdduna ak ci wàllu diine. waaw xam nga tolloo moom man damay ne beneen affaire la parce que nit ñi jàppee tolloo mooy góor ak jigéen lu góor mën jigéen mën na ko déedéet. yàlla dane kullu xisbin bima ladayhim farihun kenn ku ne ci ñoom ñaar ak jagle bu la yàlla defal li ko góor ki mën na ko man mënu ko waaye man am naa lu ma mën te moom mënu ko kon kenn ku ne ak wàlla bi nga taxawee pour ngeen daje mun a tabax société bu mucc ay donc am na loo xam ne jigéen mën na ko góor mën na ko ñu ànd def ci
waaye am na loo xam ne ilaa yawmi din mënuñu faa yem mooy lan ku góor mooy jiitu rek ku jigéen topp ci loolu la yàlla wax ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa waaye loolu du caagi ni yow ñun ñoo des ginnaaw wala ñun ñooy esclave yi wala amuñu droit ci biir société bi noonu yàlla moo bindee noonu addunaam góor mooy jiitu jigéen topp ci ñoo yem ci jaamu yàlla mais xoolal góor jigéen du nekk imam déedéet jigéen du takk sëy déedéet jigéen du jullee néew déedéet jigéen du tudd doom déedéet loolu jagle la yàlla moo ko féetale ku góor ki waaye góor du ëmb du nàmpal ak yeneen donc foofu tam am na fu ñu mën a daje ci àdduna liggéeyandoo rek ma mun ko nga mun ko waaye am na fu ñuy daje ci àdduna ku ne ak wàllaam ñu daje fenn fi ngir tabax société bi mu ci ay Zeyda loolu jigéen du nekk imam lu tax Zeyda jigéen du takk sëy lu tax Zeyda li nga fi wax jigéen du waaw loolu nature doomu aadama la ou bien plutôt yàlla moo bëggee noonu àddunaam xam nga jigéen ak ni mu sensible wala lu tax ñu ne jigéen mënul atteem jigéen ñaari jigéen ñooy atte ak benn góor tu as vu lu tax parce que man tey su ma doon atte sama frère sama yërmande sama bëgg ak sama frère ak sama néew doole même su defoon sofaan dama naan defu ko de lu tax dama ko yërëm bugguma ñu tëj ko sama jëkkër noonu sama doom noonu donc sama néew doole du caagi ni mat sama ñàkk a mat parce que jigéen faiblesse am ak nature am dafa xaw a mata di fenn fi bari yërmandeem dafa xaw a mata di fenn fi de telle sorte ni góor dëgëre jigéen dëgërewul noonu te jigéen mënul nekk imam ndax jigéen du julli weer wi ba mu jeex loolu benn la du woor weer wi ba mu jeex ak yeneen yoo xam ni ko yàlla mooñee moo tax mënu koo nekkal imam macha allah dañu seetlu ni valeur yi dafa wàññeeku valeur yi nga xamante ni suñu maam yooyu la ñu amoon léegi nag ma lay laaj ban responsabilité la jigéen am ci loolu waaw jigéen moom ak su responsabilité bi ci am mooy bëgg delloo boppam fu yées fu ko l'islam jële woon parce que bu jigéen sentiroon responsabilité moom en tant que yaay d'abord en tant que jànq bu dund ci ronu baayam muur ay cëram jaamu boroomam toog ci ronu ndeyam déggal ay waajuram ba ki koy bëgg fekk si ko fa benn étape ñaareelu étape bi ñu ñëw fekk sa ndey yar na la nim la war a yare en tant que jànq buy jóge sa kër baay war a dem sa kër jëkkër pour nekki lan yaayu jabar nga toog fa déggal sa borom kër ngeen di sëy ba yàlla dogal seen diggante ngeen ànd njaboot juddu si lan ngay nekk si yaay boobu nag moo yore responsabilité bu rëy ci biir kër gi bu ginnaaw bi mu déggalee papay ay doomam waaye mu yar ay doomam waaye su dafa am lu am solo lu ñuy bara bàyyi xel ndey dañ koy tànn yonent bi ko sallallahu alayhi wa sallam nee na ndey dañ koy tànn jigéen nag soo koy tànn yaa ngi koy tànn ci yi may bëgg a lim doo ko tànn ngir taar la beauté est éphémère doo ko tànn ngir juddu ku rafet juddu ku ne Fatima moo la dàq gën a rafet juddu parce que doomu sallallahu alayhi wa sallam doo ko tànn ngir nu mu tuddee sax alal yàlla mayewul dafa able waaye danga koy tànn ngir diine ngir jikko ju rafet parce que ki am jikko ju rafet moo lay wattu sa kanam wattu la sa ginnaaw boo demee ak boo ñëwee yëpp yaa ngi ko fekk LMP lépp aw na yow kon ndey bi nekk ci biir kër gi nag war laa sàmm sa kanam sàmm sa ginnaaw moo lay yaral sa njaboot ban yar yarub lislaam ban yar mooy bi yàlla bëgg ban yar mooy bi sallallahu alayhi wa sallam digle te moom moo ñu wax ni waajur mayul doomam cadeau bi gën yar ko yarin wu rafet bu génnee ci biir société bi ak lu mu xaw a def nii bu yàggee day fàttaliku ni dañ maa nàmpatal ci baax rek laay mën a def kon loolu mooy rôle jigéen bi nga xam ne moo nekk ci biir këram ak njabootam. mën na développer sans jigéen. déedéet parce que daf élément la boo xam ne élément potentiel mooy li ma wax waykatu arab bi daf naan al ummu madrasatun iza aadabtaha aadabta shaaban tayyibal araq nee na jigéen mooy koo xam ni peuple la jigéen soo ko préparé nga peuple bu mucc ay maanaam tey bala ngeen ñëw fii di filmer émission bi waajal ngeen seen bopp jóge ngeen fi ngeen jóge indi ngeen seen i micro indi seen lumière
pour que bu ñu ko mënee seetaan ñu seetaan ko nu mu gën a baaxee noonu tam la jigéen ñi mel suñu ko préparé jox ko loo xam ni lépp position yi mu war a toogee yëpp ñu teg ko fa su fekkente ni dem na société ba dem mais bu yàqoo lépp a yàqu lu ko waral mooy tey jigéen xamatul place am tegootul fa mu war a tege kooku du dem su demulee société ba taxaw parce que moom su baaxee lépp baax mais su bonee lépp bon donc la ñu war a defar ci jigéen mooy jikko yi xamal ko mooy kan xamal ko liberté jullit dina am liberté waaye liberté am dafa limité nekk am liberté du caatagaay ci mbedd mi am liberté du wuññi sa awra am liberté du yemoo góor ñi am liberté du dem fu ne am liberté du ñu photo la ñu filmer la ngay jouer ay film yoo xam ne dëppoowul ak sa njigéene déedéet jigéen day toog fi ko l'islam teg mooy ci biir kër gi waaye su demee bay génn dafa am nu mu war a génnee parce que yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu dul woon jigéen ñi góor ñi jaamu gën jaa rafet ci jaamin kon fitna bi ñoo ko mën a indi waaye bu ñu toogee seen place dal ñoom dañuy mën a jouer rôle bu baax ci société bi développé mais bu ñu xawee dëng rek société bi day dëng te bu dëngee mu màbb bu màbbee ñun ñëpp ñu daanu ci biir macha allah. ndax góor bu bon mënta yàq liggéeyu jigéen ju baax. waaw góor bu xam nga jigéen moom dafa nekk ci wetu góor di jouer rôle bu baax bu am solo mën nga am góor bu bon yow ku jigéen nga baaxin boobu xam ni da ngay orienté sa borom kër ba mu dellu si wax tegu ci raay bi waaye loolu ki koy am mooy ko am xel ku vigilante ku xarañ koo xam ni dañ lay xaar liñ la indee ci biir kër gi mooy nga wàññi sa borom kër waaye ci dal ci teg ak tey won ko ni yaa jiitu maa ngi topp sa ginnaaw même tey su ma la ëppoon salaire wala su ma meloon nii su ma juddu woon ala kulli xaalin yaay jiitu ma topp sa ginnaaw lu mu def ci lu bon nga di ko rafetal di ko waxal lu baax di ko jéemal lu baax bu yàggee moom ci boppam mooy dellu si ba baaxaat mais bu fekkee moom dafa bon di def jëfin bu bon nga ànd ko ca kër ga du baax de xale yi dañu baax de su ñoom kër gi bu baaxulee xale yi bu baaxul lan lay refléter ci biir société bi yàqu ñu naan fii dara baaxatu fi fekk société ba yàquwul waaye nit ñaa ko yàqu te ci kër gi la tàmbalee di fàttali mbokk internet yi rek ni Zeyda Aminata Dieng la ñu dalal ci suñu biir plateau njëriñu askan wi fii ci Comico 4 sama prochaine question nekk comme da ngay yëngu ci daara yi di jàngal ay jigéen ñaata daara ngay gérer. waaw macha allah ak asu laaj nga ma lu ma neex loo xam ne mooy sama métier moo may dundal muy waar woo xam ni ci laay béy rek te ñaan yàlla mu yàggal ma ci ba may sàngoo suuf maa ngi ci 6 daara ju mag ji moo nekk fii série E bi ci tege mooy série A bi ci tege mooy série D ñooy tari suba insha allahu rabbi beneen bi mooy quartier Dubalès beneen bi mooy Areja mbeddu Fass macha allah ñuy ay jigéen yu takk yu jàmbaare ñu sori loolu ci alquran donc maa ngi ci daara yooyu foofu laa toll ci daara yi mën a lima tollu ngeen ci ñaata waaw toll nañu vraiment daara E ñu ngi ci 110 femmes waaw daara A mi ngi ci 50 daara D mi ngi ci 40 mais daara Dubalès moom mi ngi ci presque environ 20 daara Mbeddu Fass mi ngi ci 40 personnes macha allah ñu takku ba dee incha allah. depuis kañ nga créé daara bi. waaw créé naa daara yi depuis 2012 ba tey jii di 2019 ñu ngi ci daara yi 2011 la ñu commencé fii ci kër gi par benn par le biais de Khady Ngom macha allah sës ci man rëkk te du ma rëkk moom mooy ki nga xam ne moom may wut ci daara yi su ma nekk fii moog Awa Diop ak Fatkama ñoo sosoo fii ci kër gi ñu tàmbali fii ci daara yi di jàng ba daara yi génn ci biti ba tey jii yaa ko gisal sa bopp ni mu wesaaroo yaatoo ci ba suba ñu ngi tari ki ci gën a sori suba mi ngi tari xat sami allahu qawla llati tujaadiluka fii zawjiha macha allah. ñi ngay jàngal alquran ay jigéen lañ ñoom ñëpp. fourchette âge bi laa bëggoon xam ñaata at ñoom ñëpp. en général lañu am. waaw ñi may jàngal alquran am na ci xale yoo xam ni amuñu sax jëkkër ay xale yoo xam ni 20 ans 25 ans foofu la tàmbalee 20 ans 25 ans jëm ba 60 65 ans jëm ba
9 ans am naa ko ci daara yi macha allah. te yaa ngi dugal ci seen bopp. waaw maa ngi dugal ci seen bopp alquran bi yombul vraiment yombul ma tax soo ma fekkee ci daara yi danaa fecc dinaa woy dinaa taasu pour créer humour rek parce que njàngum mag la dafa metti am na nooy defee rek jàng leen par force ñu dem bàyyi la fa mais soo leen indilee ci ni ñu bëggee ba pare d'abord nga fekk si leen si woo leen ci ni nga mënee ñoom ñëppay bëgg te loolu moo ma may chance boobu ñoom ñëpp ñu ñëw bëgg nag vraiment di jàng comme ni nga xam ni noonu laa koy jàngalee ñuy mokkal aussi di tari macha allah alhamdulillahi rabbil alamin. idée bi nan la dikkalee. waaw idée bi moom gaa bi maa ngi dëkk si ci cité bi 2008 bi ma fi dëkk see daaw ma woon dem fenn parce que damay liggéey di wàcc mais Khadija Ngom moo xëy benn suba rek fekk ma fi ne ma Seyda man daal damaa gént nettali ma gént ci ne ma nag dama bëgg jàng alxuraan ma ni ko bëgg nga jàng alxuraan ma dem jëndi kaye ak bi indi ne ko ateli jàng moom mu dem woo Faat Kama ñu woo Awa Diop Camara ñi la ñu tàmbalee noonu la dikkee yëfi ba Yàlla indi ci barke mu yegg si fii parce que alxuraan nag mooy loo xam ne amul tànki ginnaaw tànk kanam rek la am rawatina boo ko gëmee macha allah. ci sama présentation xamal naa mbokk internet yi ni sa wayjur bu góor moo jàppoon sa loxo dugal la alxuraan ba nga amee juróom-ñaari at da la fa jëlee daal di lay yóbbu nga jàngi ay école école française sa wayjur bu góor boobu tey ci ban hommage la koy rendre. waaw dama koy ñaanal sama wayjur bu jigéen maa ngi koy ñaanal ndax li ma wax sànq rek yonent bi dafa wax ni kullu mawludin yuladu alal fitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yu majjisaanihi aw yu nasraanihi nee na ku juddu ku ne da nga juddu àndaaleeg mbaax li des nag mooy say waajur ñooy ñëw def la nga baax ba faw wala ñu changé def la loo xam ni moom noonu lañ ko bëggee man damay sant samay waajur bu baax bi ma juddoo ba xàmmee comme ni ma ko waxee mooy ñu dugal ma ci alquran may jàng ma nangu jàng lool nag sama oustaz fu ma mës a jaar rek samay oustaz dañ ma bëgg parce que man dama bëggoon jàng ba ni nga xam ne nag jóge naa ci école bi ba ñëw ci école française ci laa jógee foofu tam dem ci delluwaat ci franco arabe mais plus particulièrement sama waajur bu jigéen parce que amoon naa sama mag bu tudd Sadio daf doon wax ni bi mu séyee da doon wax sama yaay pourquoi ngay bàyyi Aminata nii muy jàngi yow ngay togg bàyyi ko mu toog déedéet daf ko naan déedéet su ma deewee Aminata may ñaanal bàyyi leen ko mu jàng alquran donc ci loolu la ma bàyyi di ma encouragé di ma motiver ba ma egsi fii ba tey alquran di ma teral waaye ma leen di delloo njukkal ci di leen ñaanal yàlla yërëm leen te jéggal leen te duma den di leen ñaanal ba ma leen di fekki parce que loolu laa leen desel fii ci kaw suuf ñu nekkoon ñu jàmbaare ñu bëgg l'islam macha allah. lan ngay dénk wayjur yi nga xamante ni préféré wuñu yóbbu seen doomi daara te ñu ay jullit. waaw ñooñu dañoo xamul xam nga dara bala nga ko bëgg da nga koo xam soo ko xasee xam li ngay bëgg rek mooy dëkk ca l'islam wala alquran mooy cafka boo xam ne soo ko ñamee dootoo ko yàbbeti ndax li mu saf te li mu saf ka ko màcc rek a ko xam te dafa am lu am solo lu waajur yi war a bàyyi xel mooy sa doom da nga koy jàngal mu xam kan mooy boroomam ñett yi dañ ko war a tàggat dañoo war a tàggat xelu xale bi jàngaloo ko mu xam kan mooy yàlla kan mooy sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu tàggat ruux bi xol bi bëggloo ko boroomam mu xam kan mooy boroomam ndax xol mooy bëgg waaye ñu tàggat ay cëram pour loolu mu bëgg yàlla jàng ko mu refléter ci ay jëfam mooy comportement donc jàngal sa doom jàng lépp baax na parce que ilmu kullu shay'in afdali min jahlihi lépp nga war a xam nga peeg ko yore ko mu nekk sa arme suñ la nee ate rek bëreet rek nga jóg taxaw yore xaw mais boo jàngee alquran nag da lay njëriñ àdduna njëriñ la àllaxira te gis nga ñàkk jàngal sa doom wuuru yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na bu nit ki deewee lépp may jeex ba mu des ñett sadaqatin jariyatin mooy sarax boo xam ni bàyyi woon nga ko fii ci kaw suuf muy daw rek di walangaan yool wa di la fekki sa biir bàmmeel garab boo jiwoon ñu ciy kerlu teen boo gasoon ñu ciy root kër goo tabaxoon nit ñi dëkk ci te amul fay ñu ne ak ban ak xam-xam boo fi bàyyi ñépp di fi njëriñ
ñi fi Seydi Hadji Malick Baye ñëpp a ngi ci njëriñ Serigne Touba noonu Baye Niass noonu ñeneen ak ñeneen noonu waaye nee na waladin saalihin yad'u lahu doom ju baax joo xam ni moo lay ñaanal sa ginnaaw su la fàttalikoo ñaanal la bu jullee ba pare ñaanal la loolu moo ëpp solo àdduna ak li ci biiram góor gi nag nee na am ñett yëpp jafe na waaye ñàkk ñett yëpp rawatina bi ci mujj pertement weesuwu ko kon jàngal sa doom farata la de yàlla dala koy laaj ëllëg te jékki ba xale yi yegsi di la poñe naan la papa lu tax jàngaloo ñu woon alquran yaay lu tax jàngaloo ñu woon alquran yàlla nañu ci yàlla musal mais asu fi may waxee rek mooy ñu yaakaar ni ku jàng alquran dangaa tardé du musa tardé yow koo ñeewul du la ñee yàlla moo lay teral fii ci àdduna dina xaare allah ci la teraanga boo xam ne foo ko natt rek wees na te moo wax loolu man maa wàcc alquran maa koy sàmmal sama bopp te ni ma koy sàmmee noonu lay sàmmee ki mu ne ci dënnam kon amul pertement doo boo ko jàngee boo tabaxul étage tam dawaloo oto tam am nga sutura te am nga barke te loolu la jaam bi di wut rawatina jullit macha allah. alhamdulilah waxtaan bi neex na lool. waaye dafa mel ni sama technicien bi may signalé ni waxtu bi ñu mayoon na jeex na. Zeyda Aminata lan ngay tàggatoo. waaw alhamdulilah maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. di ñaanal seen site bi yal na jëm ci kanam ak kanam. yal na ngeen yàgg def ay émission yoo xam ni day njëriñ jullit ñi ñu ciy njëriñoo. waaye di ñaanal bu baax nag sama borom kër. ndax moo ma tette moo ma dëgëral moo ma dooleel muy Birama Sarr ndax tam seetaanu ma benn yoon saa su ne mi ngi may poussé ci yoon wu baax di ma gindi pour ma bañ a faqastalu ba li ma am yépp ma am ko ma leen di sant bu baax di sant sama dëkkandoo yi ñaanal waa daara yi rawatina daara bi tari suba yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla may ndam ci bés bi waaye di la ñaanal asu sa liggéey bii ngay liggéey yàlla na jëm ci kaw ci kanam ak kanam ak ñëpp ñi ngay liggéeyandool bi jaay sayyidil wujud sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk internet Sen Alioune TV lii lañ leen indiloon ci seen biir émission njëriñu askan wi di leen jox dig daje beneen yoon ak seen beneen invité senalioune.com jërëjëf. C'était votre émission Njëriñu Askan Wi sur la Sen Alioune TV. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines avec un autre invité. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur YouTube Sen Alioune TV. Merci.